kon bu kenn yaakaar gis nga sénégalais li ma bëgg mu leer seen bopp mooy tant que Macky Sall sera à la présidence de la République transparence du mus a am ci réew mi rapport yi ñuy def yépp mu ngi ci dëgg tànkam ana Cheikh Omarou Anne ana ki yoroon port ana nu mu tuddati groupe bi ñoom Mamour Diallo bi ana Mame Mbaye Niang ana keneen ak keneen loo xam ne du lu ñu wax nii ay rapport la rapport Cour des comptes rapport IGE ana Alioune Sall ci boppam rakk ji lépp ñu ne ko ñocc toog ci moo tax su dara amee ñëpp génn naan way nous réclamons une commission d'enquête soo buggee suul problème bi defal commission d'enquête dara lañ dul enquêté dañuy dem toog fële di naan seen ataaya ba mbir mi jeex waa booy remplir rapport bi neel dara amul loolu mooy député yi fi ne kon loolu nañ ko teg fële alors ñaareel bi nga xam ne bëgg nañ ko tudd mooy gannaaw bi mu layee moom ci nee na changement climatique bi la xam nga tubaab dafa ne gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir mais koo xam ne lépp dalay bett te pourtant ci jamono jooju ay weer ci gannaaw organisme yu nekk Afrique yëpp di caytu mbirum climat ak mbirum environnement avertiroon nañ ni nawetu ren bi dina métti boo seetee ci organisme yi wax am na lu ñuy wax centre régional Agrimet boo xam ne SILS la waa SILS ñoo ko bokk am na le centre africain pour les applications de la météorologie au développement li ñuy wax ACMAD am na lu ñuy tuddee les services météorologiques et hydrologiques SMNH yi nga xam ne pays Afrique de l'Ouest yi ak Tchad ñoo ko bokk am na les organisations des bassins avec la collaboration de l'organisation météorologique mondiale ñooñu ñëpp depuis avril 2020 la ñu génne une note de prévision saisonnière caractéristique agro-hydroclimatique de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes ñoom ñëpp waxoon nañ ko ne attention ñi ngi dugg ci benn cycle boo xam ne dañuy li ñu amoon diggante 1981 ak 2010 loolu mooy dellu si waat jamono jooju ba léegi ñoom lan la ñu prévoir lan la ñu préparer xam nga liy dëgg ba dëgg mooy amatul les moyens de sa politique c'est-à-dire si lii nga xam ne moom la ñu mobiliser gum li ko manqué pour mu egg ci les 750 milliards daanaka ëpp na 500 milliards 500 milliards Macky Sall mënatu ko am ndax leb naa leb ba ay laafam tooy te leb yi bis bu Macky Sall jógee Sénégal ba ñu auditer gestion ba génne li fi nekk yépp man jàpp naa ni Sénégal yi dina métti digganteem ak Sénégal yi leb naa leb ba amul capacité fiscale bu muy mobiliser des ressources fii ci biir réew mi parce que yàq nañu administration yi doon liggéey ci wàllu mobilisation des ressources yépp ci wàllu politique ak chasse à la sorcière kon li ma bëgg a gëm lu population yi xam ko mooy mbir mi du plan Orsec du 10 milliards plan Orsec 10 milliards lan la mën a régler da ngay jënd ceeb jox nit ñi jëndoon nañu ceeb ci corona bi soo joxee nit ñi fa bi mu rekk ñaari saaku ceeb ñu lekk ceeb ba mu jeex doo leen joxati te ñu ngi seen biir ndox nekk seeni problème loolu ay naxe mbaay la na Sénégalais yi xam ni yooyu ñuy wër di leen distribuer ñu fagaru woon ba musiba yi bañ a am moo ëppoon solo te Macky Sall talu leen deful lim ci war a def kon ñooñu ñëpp annoncé woon ni lii dina am ANACIM ci bi nga xam ne ñun moom la ñu bokk ñun di ko suivre te ñuy def suñu bulletin météo annoncé woon teel nañu annoncé ni hivernage ren bi sera un hivernage exceptionnel Macky Sall toog palais en bon lion dormeur di nelaw ba lii am mu bëgg a xamali ku ne day wax ak nit ñi lii mooy problème mu Sénégal nañuy wax mbir mi li am te di ko wax niñ ko war a waxee parce que wiiri wiiri bi amul njëriñ ma ne ni lancer aussi une dernière question parce que organisation yi ma wax ñi nga xam ne ñoo annoncé woon ni nawet yi ñu dëgmal dina métti trop dañoo annoncé leneen loo xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy ni am na risque bu kawe ñu am li ñuy wax invasion agricole mooy soccantal yi njéeréer yi
nga xam ne ñun bi ñuy nekk xale daan nañ ko am daan nañ ko gis gëjoon na fi nag nee nañu njéeréer yi nga xam ne ñoo nekkoon booru Afrique de l'Est ak booru Kenya ñoo ngi dox di ñëw suñu boor yi te boo moytul mën nañoo yàq suñu récolte yëpp su dee ñooñu nag dañoo waxoon ni taw ren bi dina mel nii ñu gis ko buñ la annoncé lii nga war cee bàyyi xel ban matuwaay la gouvernement Macky Sall jël pour que loolu bu amee parce que démb nit nee na ma ni te spécialiste la ci nee na larve yi mooy nenu njéeréer yooyu gis nañ ko déjà dans le sud du pays nañu toogaat nag ba njéeréer ñëw ñaanuñu ko yàlla bu ñu toog nag ba kenn ne Sonko ne woon njéeréer yi dinañ ñëw de dama ne ñii wax te seen wax feeñ te seen xam-xam màcc loolu dañ ne am na de fortes chances ñu am invasion acridienne ñu koy laaj Macky Sall di ko laaj gouvernement am ngeen laaj leen yéen presse bi bu ngeen leen gisee yan matuwaay la ñu jël tey pour ñu bañ a xëmmalikuwaat naan mbir mi daf ñoo bett parce que nawet bi ni mu bonee ci réewu taax yi ba sonal ñu noonu la baaxee ci àll bi nit ñaa ngi bay mbay mi naat na mbay moom il faut ñu fexe ba mu doon njëriñu réew mi yan disposition la ñu jël pour que loolu bañ ñoo dal lii mbokk yi mooy problème mu Sénégal ak problème mu Macky Sall moo tax ñun ñu jàpp ni ci jamono jii ñu toll li mu defoon 2012 bi muy doog a egsi bi inondation amee dafa ne Sénat bi fi ne woon tas na ko noonu la ñuy exiger ci jamono jii ñu toll yi fi nekk yëpp te amuñu benn njëriñ ci réew mi wallaahi kenn mënu ma wax conseil économique et social lan lay jëriñ ci Sénégal kenn mënu ma ko wax je n'ai rien contre ñi fa ne nag man principe laay doxee waaye lan la jëriñ kan moo mus a toog ba ne lii la fi conseil économique social def loo xam ne mun naa ne njëriñ la su dee assemblée nationale moo fi amul njëriñ ci ni mu mel actuellement lan la HCCT am ban njëriñ la am ci réew mi HCCT man musuma dox ba gis ñu ne lii la HCCT liggéey ci réew mi lu dul ay séminaire ak ay séddoo per diem ay haut conseil du dialogue social xaw ma lan yooyu yàlla la fi jëriñ yooyu yëpp Macky Sall dafa war a am yërmande ci askan wi séddoo politiciens yi ñu nekkee il faut ma créer tel poste parce que war naa jox sama tel allié poste ba dara new fa nga def fa ay milliards ñuy séddoo 16 milliards ci bii 8 milliards ci bële 4 milliards ci bii ñuy séddoo yooyu yëpp da ko war a tas peuple bi da ko war a exiger xaalis googu ñu jël ko dem jàppale ñi nekk ci mbënd mi su dee nag am nañu sañ-sañ ne dañu war a tas ay organisation yu am ba pare waxatuñu kon ñu naan dañuy créer ay poste pour sexal ay nit ay tàndarma tey war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de l'opposition avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal waaye ay 2 milliards ak ay 1 milliard ak nangam ci turu lan séddoo googu te boobu askan waa ngi souffrir boobu xeetu politique dafa war a jeex am na ñoo xam ne jàpp nañ ni politique jouissance rek la mooy naa fexe rek ba coller ci état bi man daal sama diggante bi may xàmme ba may dee moo tax di nga gis ku dem ba mënatul dox di xëccoo ay poste bi may xàmme ba may dee moom naa nekk ci état rek ñu may jox ay poste di ma jox ay oto di ma jox ay caisse noire ay même caisse noire yi muy bu Moustapha Niasse muy bu Macky Sall muy bu Ousmane Tanor Dieng yooyu yëpp dañ ko war a jël dem verser ko pour régler problème mu ñi nga xam ne ñi ngi ci mbënd mi